mooy feebar boobu xam ni fu nekk si àdduna bi ñu ngi fiy gis mu fay faat ay nit. dee leen raxasu balaa ngeen a def quoi que ce soit balaa ngeen a lekk balaa ngeen a nàmpal seen doom wala balaa ngeen a fob seen i doom. ngir moytandiku feebar bii di coronavirus ñu ngi leen di ñaan ngeen utiliser produit yii heure boo leen génnee ngeen di utiliser produit bi ci seeni loxo di moytandiku tamit ndaje yi ak di joxe loxo booy wax ak nit ki ngeen moytandiku lu mat ci 1 mètre ak ngeen di déglu conseil bi di ministère de la santé di joxe. jàngoroy coronavirus ñu ngi koy xàmmee ci yaram buy tàng bopp buy métti jafe-jafe nooyi ak sa xët gu bëri ñu ngi ñaan képp koo xam ne gis nga màndarga yi nga dem seeti kër docteur. nanu mbiwu fogole séeréer in way leya nuun o jir weekene coronavirus ndigi lares in way leya nuun o moytondoox a paax e jang matukaay fe nuun fo gel antiseptique hydroalcoolisé fa saafu fo moytondoox a paax coronavirus. kanam ku joola kambo ka jikerak le Dakar wa 221 radio e di télé di saafu saaf jaat ministère de la santé di kan manjom groupe de presse en Koregem de Dakar wa 221 koku jaalo jaat be ka sensibiliser o di wan manje wala kom e juute jaalum duniye burom en Koregem coronavirus kankan e juute no manje jaate so fi jaapane yokeni bare woje be kane mu famman wakene manje wito jaabu jomorom no juk température mama be ka rembor wi kun mbanu juk pumera kiya kan mante beri mbay sigire ye kan mante baban manje les poumons ma kan beri nungol nu tay galabe hôpital balay juute fame benene bare po wono sa won lakom coronavirus nungol nu tayayo jaatu pour jaade lu be yaw pour ja mbanu leñu nungol nu yeken bu reñam nga gol ngena ya di wono sa ngel gogor ko wan ala ni portable wonu gorgo nungol de poratu nga sefine mu pass ngena ya sefine anosa na wona ba ci bitiges danosa nungol de po nga won manje wala kom liki dew yenya sangu nan ci toilette bu ngonu nga pass ngena ya ja tamper ja ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di internet yu Dakar waa 221 ñu ngi leen di ziar di leen bëggee bu baax a baax ni ñu koy defee saa su nekk bu nga xamante ni ñoom ñoo di ministère de la santé defee li nga xamante ni moom mooy point de situation bu mbas mi saa su nekk ñu dellusiwaat ci si nga xamante ni moom moo di édition spéciale fasale leen faram-fàcceel li nga xamante ni moom moo di mbas mi ci li nga xamante ni moom moo di bés bi. ni ki tey nag ñu fas yéene ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Junior maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan si dalal gi di nuyu aussi ñëpp ñu seetaan si le Dakar waa 221 am naa rek ñu am mbégte di dellu si waat tey si plateau bi ngir waxtaanee li xam ne moom moo lëmbee àdduna muy mbas mi di coronavirus. comme ni nga ko waxee dañuy li nga xam ne joxe li nga xamante ni moom la mooy point du jour bi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale def na ko ni ki tey lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak fukk ak juróom ci ay test def nañ ko ci li nga xamante ni moom moo di mbas mi ci loolee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo am li nga xamante ni moom moo di feebar mbas moomu le ci biir juróom-ñetti téeméer yooyu le ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci am li nga xamante ni ñoom ñooy cas contact juróom-benn nekk ay cas communautaire ñu nemmeeku tamit juróom-benn fukk ak juróom ñi nga xamante ni wér nañu fukk ak benn fi mu toll nii ñoom ñoo nekk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy def li nga xamante ni moom moo di sauvetage nekk ci li nga xamante ni moom moo di cas grave
fi mu toll nii ci li nga xamante ni moom moo di feebaru mbas mi fanweer ak ñaari doomi aadama ñàkk nañ ci seen i bakkan moom mu ne nag ñi nga xamante ni ñoom di ñaar ñi mujj ñàkk seen bakkan sax ni ki tey lañ mujj ñàkk seen bakkan kenn ci am lu toll ci juróom benn fukki at ak benn keneen ki am lu toll ci juróom benn fukki at ak juróom ñett junior bu ñu doon def tey taxaw seetlu rek ci li nga xamante ni moom moo di feebaru mbas mi mu mel ne feebar mi mu ngi gën di law ci li nga xamante ni moom moo di réewu Sénégal ba léegi. Pam Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si faram-fàcce gi li xam ne moom mooy xibaaru bés bi jëm si wàllu coronavirus fi ñuy gën a insister rek fi may ñëwee si kàddu gi mooy si cas communautaire yi parce que seetlu nañu ba léegi day gën a yokku tey gis nañu am na si tamit lu toll nii si cas communautaire ñu toll si ñaata 6 cas communautaire tey bu ñu xoolee si diggante Dakar ak Touba fi ñu gën a bëgg andi wax ji rek moom mooy diggante Dakar ak Touba parce que bu ñu xoolee mooy ñaari villes yi gën a am importance si Sénégal si wàllu population waaye aussi si wàllu économie Touba ak Dakar ñoom ñoo nekk les 2 grandes villes économiques du Sénégal tey bu ñu xoolee cas communautaire yi foofu lay gën a développé woo tey kon li ñu si def jàngat moom mooy que autorités yi war nañu réfléchir si ban plan la ñuy mettre en œuvre pour que cas communautaire yi ni ñu koy seetloo si diggante Dakar ak Touba ñu mën a xool benn mécanisme ñu mën a téye cas communautaire yi foofu waaye tamit beneen mbir si wàllu communication bi état du Sénégal wala ministère de la santé et de l'action sociale war nañu gën a xuus wala war nañu gën a defaraat seen communication parce que day yomb trop bu dee du ma xaw a guddal day yomb trop nga ñëw rek joxe ay chiffres dem il faut une communication boo xam ne dañ koy def ñu mën a wax ak askan wi il faut une communication boo xam ne dañuy wax ak askan wi waaye tamit di leen ñaax si mbas mi di leen ñaax tamit si yeneen bi parce que dafa yomb nga ñëw nit ki da ngay takk masque rek sans pour autant rien du tout sénégalais dafa baaxoo benn mbir boo ko waxee benn affaire daf koy def ñaari fan ñetti fan ensuite mu am relâchement tey loolu la ñu seetlu Sénégal mbir yu bëri dañu ko commencé bàyyi sama genre bi dañuy ko woon commencé di raxas seen loxo fu ñu toll mais tey dañu dem ba ñii dañu commencé bàyyi habitude di delluwaat mais justement ci communication boobu est-ce que nekkul tey communication bi nga xamante ni ministère de la santé def na ko ak le président de la république mi nga xamante ni génn na nee na on doit apprendre à vivre avec le virus mais comment nan la ñuy mën a dundee li nga xam ne ak moom mooy virus bi est-ce que apprendre à vivre avec le virus du tax ñi nga xamante ñoom ñoo di askan Sénégal bi gën a bàyyindiku ba li nga xamante ni moom moo di mbas mi di gën a law ci réew bu Sénégal. mais loolu moom moo xaw tey président Macky Sall génn na wax il faut apprendre à vivre avec le virus mais comment est-ce que ñoom bi ñu waxee loolu ba léegi nekkuñu suñu posture di critiquer les décisions de l'État mais est-ce que bi ñu waxee apprendre à vivre avec le virus définir nañu ay règles peut-être wax nañu dañuy def lii dañuy def lee dañuy def lee dañuy tijji jumaa yi gis nañu fi am na fi kilifa yoo xam ne ñoom ba léegi dañu taxaw fa ñu taxawoon mais est-ce que apprendre à vivre avec le virus ba léegi définir nañu loo xam ne moom mooy méthode yi xam ne moom mooy accompagner loolu tey sénégalais boo ko xoolee apprendre à vivre avec le virus moom mooy comme si dañuy parce que bu ñu xoolee affaire situation bi à 2 cas le président mu génne ne l'heure est grave ñu nekk à 20 et quelques cas ñu jël mesures yi xam ne tey ñu nekk à 2000 cas ñu delluwaat ginnaaw dafa mel ni dañu delluwaat à 0 tey dafa xaw a paradoxal day xaw a neex xaw ma naxaree parce que ci biir communication boo ne nit ñi da leen raxas seen loxo nga jóge foofu nga ne da leen takk masque nga jóge foofu nga ne distanciation sociale nga jóge foofu nga dem loolu yëpp après doxul nga ne encore la nit ñi commencé waat di dund ak virus. même chose la ñuy defaat rek même chose la ñuy defaat ça retourne justement à la communication à la sensibilisation tey bu ñu koy wax nos acteurs politiques ils sont très limités par rapport à la communication concernant le virus par rapport à la sensibilisation tey bu ñuy xool dañ siy profité ñu lancer walla benn message suñu acteurs politiques yi ñu baal ñu mais dafa mën ne dafa xaw am benn genre xam nga nan laa ko waxee mais benn genre égoïsme ñu baal ma ci kàddu gi parce que bu ñu seetloo suñu acteurs politiques yi nu ñu doon doxalee avant virus yi di am wala avant situation bi du ñu wax avance ak kii situation virus suñu acteurs politiques yi ñoo nekkoon au devant de la scène ils occupaient toute la communication tey bi situation bi amee ils ont laissé la population à eux-mêmes. Il faut le dire, malheureusement, nos acteurs politiques ont complètement abandonné la population. Il ne suffit pas juste de critiquer, nekkuñu ci dynamique di critiquer opposition wala régime, mais il ne suffit pas juste de critiquer, il fallait accompagner cette population. Accompagner cette population si lan, accompagner la population si communication bi. suñu leader politique dañ leen di gis bu ay campagne doon jot ñu wut seeni piis ak seeni ay mais loolu bi ñu ko doon def tey ak coronavirus bi. askan wi duma wax ne yeewuñu mais dinañu gën a yeewu ci mbir mi
dinañu gën a jóg aussi gën a xam tey boo nekkee leader politique nekk sa koñ nga regrouper comme ni ñu koy defee naturellement les acteurs politiques naturellement ni ñu koy defee bu dee seen activité politique la peut-être bu ñu ko doon defee nii am na foo xam ne duñ fa yegg si man li ma xalaat. mais tey jàngat bi ci li nga xamante moom mooy cas Dakar yi ak cas Touba yi parce que tey bu ñu xoolee li nga xamante moom mooy Dakar presque 80% ci li nga xamante ni moom mooy cas yi nga xamante ni recensé nañ ko ci Sénégal ci Dakar lañ ko concentré. Depuis lors ñaa ngi wax Dakar dañ ko war a confiner ba stratégie bi changé war ñu ne on doit apprendre à vivre avec le virus ban taxawaay tey la état bi war a am pour li nga xamante ni freiner li nga xamante ni moom mooy propagation virus bi ci Dakar. Généralement rek comme ni état bi waroon a taxawee fépp noonu lañ ko war a defee dañuy xaw a magnifier en fait quelque chose état bi am na si d'une certaine manière am na si responsabilité boo xam ne jot na ko jël mais la responsabilité de l'état parfois état wu Sénégal li ñuy seetlu moom mooy dafay xaw a du ma wax faible mais dafay xaw a nooyal en quelque sorte parfois buy jël ay mesures comme si dañuy xaw a calculer benn groupe duñu fi nekk di tudd mais comme si état dañuy xaw a seen mesure bu ñu koy jël dañuy sóoraale en fait état dafay am fu mbir di toll duñu nekk si yenn dynamique yi il faut prendre les mesures et les appliquer tey foofu la ñu toll woon Sénégal foofu la ñu toll instant bi muy Dakar muy Touba muy Thiès muy Popenguine Ndayane muy faneen ak faneen ak faneen. mais est-ce que jàppoo ne tey le président de la République dafa wéet ci xeex bi moom kese étant donné que même au sein de son entourage c'est rarement nga dégg benn ministre wala quelqu'un boo xamante ni ci biir APR la bokk wala benn bokkaar génn di défendre li nga xamante ni moom moo di. Ibrahima man li ma jàpp moom mooy xeexu coronavirus nekkul xeexu état seulement uniquement. tey ça doit être benn affaire boo xam ne ça appelle à la responsabilité de toute la nation tey xeex coronavirus nekkul président Macky Sall nekkul Aly Ngouille Ndiaye nekkul Ousmane Sonko affaire état bi yëpp la tey rafetlu nañu woon président Macky Sall ba mu woowee opposition woo société civile palais mais loolu juste duñ ko wax am na ñu génne ne théâtralisation la de la situation amoon na solo mais lan moo si suivre après gisuñu dara toppaat ko tey ñu ngi wax aide alimentaire c'est trop lent parce que bu doon dañu yaakaar ci ceeb boobu mais est-ce que nekkul ci application boobu looloo tax ñi nga xamante ñoom ñoo opposition bi ñu taxaw di ko di seetaan opposition bi mooy li ma waxoon tout à l'heure les acteurs politiques dañu bàyyi askan wi muy opposition ak muy ñeneen ak ñeneen gis nañ ñu bëri ñoo xam ne nag ñu ngi def ay actions ñu koy magnifier mais les acteurs politiques encore une fois de plus dañu bàyyi askan wi dañu leen seetaan il faut le dire. Quand il s'agit d'élections, ils sont là à mendier la voix des Sénégalais. Tey situation bi ñu nekk dañuy toog di seetaan Sénégalais benn critique dañuy génne di def critique mais loolu ça ne règle pas la situation. On ne peut pas sortir faire des critiques à l'encontre déjà du régime. On peut proposer des choses mais actuellement tolluñu ci situation boobu fi ñu toll moom mooy apporter des solutions aux populations qui sont en train de vivre cette crise du côté économique ak côté sanitaire askan wi dañu sonn il faut le dire. mais jàppoon nañ seen mesures yi c'est souvent contradictoire parce que boo gisee li nga xamante moom mooy le ministre de l'intérieur bi ne woon dañuy joxe des permis de circuler pour la ñi nga xamante ñoom ñoo bëgg dem korité ji à un moment donné 2 jours ñu changé waat li nga xamante ni moom moo di communiqué bi aide alimentaire bi gis nañu communication yi nga xamante ni am na ci yëpp mais jusqu'à présent amul lenn loo xam ne disponible gëm na ci li nga xamante ni moom moo di communiqué est-ce que nekkul ci problème communication la état bi am par rapport ak li nga xamante ni moom mooy réalité mbas mi ci Sénégal. man li may faral di wax bu may échanger ak sama yeneen morom moom laay waxaat fii état peut-être am na si ay informations yoo xam ne am na ko moo xam ne man aw ma ko yoo xam ne Ibrahima amu ko wala keneen ak keneen amu ko peut-être bu ñu jëlee décision loolu peut-être ñun kawee na si suñu xam-xam ni ñu koy waxee bu ñu waxee noonu amuñu xam-xam mais bu ñu waxee loolu état am nañu information yoo xam ne peut-être ñun amuñu ko kon bu ñu jëlee mesure ñu delluwaat en arrière peut-être ñoom xam nañu loolu lan moo tax ñoom ñu def ko peut-être ils ont les informations yoo xam ne war na mën a tax ñoom ñu defee noonu donc foofu loolu rek lañ ci am comme jàngat. tey li nga xamante ni moom moo di mbas mi mu ngi gën di wéy parce que gis nañ ci fan yi ñu génn xawoon na wàññeeku tuuti dañ doon dégg ay 51 cas ay 54 ay 60 ñu gis na ci ñaari fan yii ni mbas mi dafa mel ne lu gën a yéegaat est-ce que nekkul tey li nga xamante ni moom mooy apprendre à vivre avec le virus nit ñi di commencer di bàyyi ndiku moom moo tax ñu nemmeeku ñaari fan yi li nga xamante ni moom moo di mbas mi di gën di yokku. naturellement
Mais naturellement, il faut s'y attendre en fait. Il faut s'attendre à ce que les cas augmentent. Mais il faut s'attendre aussi à ce que parfois mu wàcc. Loolu moom bu ñu xoolee si comme ni mu koy waxee autorité sanitaire yi ni ñu koy expliqué ni cas yi di duggee noonu lay génnewaatee maanaam bu ñu ñëwee par exemple ñu am semaine passée ñu nekk à 100 mën nañu xaar que affaire yi di wàccewaat mais di yéegaat mais comme ni ñu koy seetloo si àdduna bi yëpp coronavirus nekk na loo xam ne nit ñi xaaruñu ko woon tey moom moo dal ñëpp tey dañuy gis ay ONU ak OMS ñëpp communication yi ñuy def affaire daf leen bett en fait ñun Sénégal loolu moo ñu dal cas yi il faut s'attendre à ce que mu yokku ñu nekkuñu ci ministère de la santé nekkuñu leneen mais boo xoolee ni mbiri di demee ci àdduna bi il faut s'attendre à ce que cas yi di yokku ba askan wi parce que xeexu askan wi la en fait askan wi ñoom ñoo mën a maîtriser cette situation coronavirus bi ce n'est pas encore une fois l'État qui va vaincre cette guerre ce n'est pas encore l'opposition wala beneen ak keneen les acteurs politiques ñi nga xam ne chaque jour ñooy nekk ci télé yi di wax mais askan wi ñoom ñoo mën a xeex virus bi te il faut aussi ñu jàppale leen par rapport ak loolu noonu. ci kàddu gu mujj rek ndax li nga xamante moom moo di waxtu wi xoj nañu fi ñu toll tey ci mbas mi jàpp nga ne tey réew bu Sénégal ak li nga xam ne moom moo di système de santé bi am nañu ay moyens yu doy yi nga xamante ni war nañu mën a taxaw ba xeex li nga xamante ni moom moo di mbas mi ba éradiquer ko ci. si on n'a pas les moyens. On a les hommes. Ça, c'est sûr. On n'a pas les moyens peut-être, comme en tant que pays sous-développé, mais on a les hommes. Peut-être nous, professeur Mboub, nous, professeur Seydi, ils ont montré déjà devant le monde que nous avons l'expérience, mais nous avons war na tax ñu maîtriser la situation parce que ñu ngi xool Sénégal ñu ko doon comment xam nan lañ koy waxee si wolof mais adduna bi ñu ngi doon magnifier maîtrise waaw rafetlu ñu ngi doon rafetlu maîtrise bi ñu am si coronavirus bi ak mbir mi tey bu ñu amul le plateau médical nécessaire wala bi xam ne war na mais am nañu les hommes qu'il faut léegi nag lii nekk nag mbir mi moom mooy que nos gouvernants ñu accompagner nos acteurs qui sont au devant de la scène pour que ñu mën a xeex mbir mi. kon daal jàpp nga ne ba tey ñu ngi ci situation descendante boo xam ne ni Sénégal war na mën a maîtriser lii di mbas mi. loolu laa yaakaar te loolu laa gëm baax a baax. maa ngi lay sant di la gërëm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ibrahima di leen rafetlu tamit jotaay bi di leen jox dig daje beneen yoon. jaajëfal ko bu baax moom Junior Faye moom lañ doon dalal ci li nga xamante ni moom moo di point du jour di li nga xamante ni moom moo di gëstu fi mbas mi toll ci réew bu Sénégal amoon mbégte bu baax a baax àndoon ci li nga xamante ni moo di mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internet yu Dakar waa 221 di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa régie jàppoon ci li nga xamante ni moom moo di waxtaanu bés bi ba mën a yemb jaajëfal leen jox leen dig daje suba ci beneen taxawaay ci li nga xamante ni moom moo jëm ci mbas mi ci réew bu Sénégal mais bu leen zappé suñu programme léegi da ngeen ànd ci li nga xamante ni moom mooy le coin des activistes ak Pape Moussa ak li nga xamante ni moom moo di invité am léegi lay doon ñu leen di jaajëfal bu baax jaa ngeen jëf. jàngoroy coronavirus lu am la suñu réew looloo tax ñuy ñaan askan wi ngeen fagaru. fàttali na leen coronavirus lu am la ci Sénégal ngir moytandiku feebar boobu ñu leen di ñaan ñu topp tegtal bi nga xamante ni moom la ministère de la santé joxe. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di bëggee di leen siyaar ginnaaw bi ñu respecté li ministère de la santé santaane mooy moytu rassemblement maanaam ndaje saa su ne nañuy di utiliser lii di saabu ak antiseptique ak gel bu mu mënti doon ngir xeex ak wopp bi di coronavirus. dama leen di xamal ne lii di feebaru coronavirus lu am la ngir jàmmaloo nag ak ki xam ne moom mooy feebar boobu xam ne fu nekk si àdduna bi ñu ngi fiy gis mu fay faat ay nit. dee leen raxasu balaa ngeen a def quoi que ce soit balaa ngeen a lekk balaa ngeen a nàmpal seen i doom wala balaa ngeen a fob seen i doom. ngir moytandiku feebar bii di coronavirus ñu ngi leen ñaan ngeen utiliser produit yii heure boo leen génnee ngeen di utiliser produit bi ci seeni loxo di moytandiku tamit ndaje yi ak di joxe loxo booy wax ak nit ki ngeen moytandiku lu mat ci 1 mètre ak ngeen di déglu conseil bi di ministère de la santé di joxe
jàngoroy coronavirus ñu ngi koy xàmmee ci yaram buy tàng bopp buy métti jafe-jafe nooyi ak sa xët gu bëri ñu ngi ñaan képp koo xam ne gis nga màndarga yi nga dem seeti kër docteur. nanu mbi'u fogole seereer in way leya nuun o jir weekene coronavirus ndigi lares in way leya nuun o moytondoox a paax e jang matukaay fe nuun fo gel antiseptique hydroalcoolisé fa saafu fo moytondoox a paax coronavirus. kanam ku joola kambo ka jikerak le Dakar wa 221 radio e di télé ci saafu saaf jaat ministère de la santé di kan manjom groupe de presse en Regem de Dakar wa 221 koku jaalo jaat be ka sensibiliser di wan manje wala kom e juute jaalum duniye burom en Regem coronavirus kankan e juute no manje jaate so fi jaapane yokeni bare woje kane mu famman wakene manje wito jaabu jomorom no juk température mama be ka rembor wi kun mbanu juk pumera kiya kan mante beri mbay sigire ye kan mante baban manje les poumons ma kan beri nungol nu tay galabe hôpital balay juute fame benene bare po wono sa wala comme coronavirus nungol nu tayayo jaatu pour jaade lu be yaw pour ja mbanu leñu nungol nu yeken urenya nga gol ngena ya di wala son ma ngena gor ko wan ala ni portable nungol nu gorwo nungol le ko to nga sefine mu pass ngena ya sefine annonce na ngona ba ci bitiges d'annonce nungol le po nga won manje wala comme liki dewe nya sangu nan ci toile test nungol nga pass ngena ya ja tamper ya esumute kankane sumute no manje gala kana do mo kale anosam no wanu jum jak kunyi la ko di jukeri mama kunyi la hande ngam mbam boy jaay marché ka safora kema ko no bumbula ka jora fi jonas boy no bumbula mo ko be kane mo no ou éviter ya coronavirus ñaani safu sa beniken balon bu jola kamundu ne buro. jàngoroy coronavirus lu am la suñu réew looloo tax ñuy ñaan askan wi ngeen fagaru. fàttali na leen coronavirus lu am la ci Sénégal ngir moytandiku feebar boobu ñu leen di ñaan ñu topp tegtal bi nga xamante ni moom la ministère de la santé joxe. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di bëggee di leen siyaar ginnaaw bi ñu respecté li ministère de la santé santaane mooy moytu rassemblement maanaam ndaje saa su ne nañuy di utiliser lii di saabu ak antiseptique ak gel bu mu mënti doon ngir xeex ak wopp bi di coronavirus. dama leen di xamal ne lii di feebaru coronavirus lu am la ngir jàmmaloo nag ak ki xam ne moom mooy feebar boobu xam ne fu nekk si àdduna bi ñu ngi fiy gis mu fay faat ay nit. dee leen raxasu balaa ngeen a def quoi que ce soit balaa ngeen a lekk balaa ngeen a nàmpal seen doom wala balaa ngeen a fob seen i doom. ngir moytandiku feebar bii di coronavirus ñu ngi leen ñaan ngeen utiliser produit yii heure boo leen génnee ngeen di utiliser produit bi ci seeni loxo di moytandiku tamit
asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internetu Dakar waa 221 dal leen ak jàmm ci seen émission le coin des activistes comme ni ngeen ko xamee émission interactive la buy recevoir ay activistes yu yëngu ci divers domaines képp kuy combattre pour une cause sociale économique politique religieuse fii lépp la ñuy waxtaanee alors tey ñu am le plaisir di dalal le coordonnateur du mouvement Nitu Dëgg Omar Sarr Zigzag Omar Sarr ñu bàyyi la nga nuyoog internetu Dakar waa 221. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa ñi nga xam ñu ngi déglu Dakar le Dakar waa 221 Pa Moussa Sow ñu ngi lay ziar aussi di la bëggee di la nuyu bu baax di nuyu aussi techniciens yi ma fi fekk aussi di nuyu waa mouvement Nitu Dëgg di nuyu aussi sénégalais yëpp di leen jaajëfal. jaajëf Omar Sarr comme ni nga ko xamee fi mu toll nii ci situation bi àdduna bi dund li fi gën a fës moom mooy mbas mi muy la pandémie du coronavirus dugg Sénégal depuis le 2 mars président Macky Sall ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité dëkk bi jël ay mesures pour mën a xeex lii di mbas mi alors yow mesures yi nga xamante ne tey président jël na ko naka nga ko jàngatee ci pertinence pour xeex mbas mi. waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp d'abord parce que xam nga mbas mooy épidémie wala mu nekk pandémie day am très souvent ci àdduna am na fi amate fi jamono yenent bi amoon na fi jamono ñoom maam El Hadj Malick amoon na fi donc suñu xëyee rek ñu ni ñu am na beneen mbas bu amaat ci àdduna bi tamit mënuñu xëy rek weddi ko il faut ñu gëm ni mën na ñëw parce que yàlla ci boppam bi ñu bind moom moo ni dinañu booleeg ay feebar dinañu tegal ay nattu pour ñu koy fàttaliku pour dafa bokk ci mission yi parce que feebar yooyu sax ci mission bi lañ bokk. donc bi affaire bi amee Chine ñun aussi mouvement Nitu Dëgg bi ñu ko yëgee rek xam ne affaire mu ngi commencé tas ci àdduna bi ñun li ñu njëkk a def mooy ñu njëkk a wax mooy président bi na teel a jël ay matuwaayam tëj suñu frontière comme suñu réew ngandul te ñun amuñu doole pour xeex ko nañ tëj suñu frontière malheureusement tëjuñu ko. loolu mooy première faute ba premier cas bi dugg après affaire yi nit ñu commencé janaxee xam nga président jël ay mesures tëj université yi tëj école yi tëj jumaa yi et cetera et cetera mais commencement bi ñëpp a tiitoon. moo tax commencement bi amul kenn ku doon contester mesures yi parce que sooy dégg ay 500 morts ay 800 morts aux États-Unis en France wala Espagne da nga naan mais nañu def ndànk mais bu ñu dawalee ba ci biir. lañ doon yaakaar ak lii nii bokkul ci côté information ci côté doxalin ci côté gestion et cetera et cetera. donc kon dans sa globalité mën nañ wax ni au début ñun moom personnellement ñu ngi doon compatir ak gouvernement bi donte defuñu ko comme ñu ko ñeneen ñi di defee. mais biñ demee ba ci biir gis nañ ni affaire bi leneen moo ci nekk mais nekkatul ay pandémie wala ay épidémie wala et cetera et cetera. kon fi mu toll nii yow da nga jàpp ne li nga xamante ne moom la ñuy communiquer ak état bi di ko communiquer yëpp adduna bi mais gëmuloo lu nga ma bëgg a wax quoi que ni gëmuloo vraiment ndax feebar am na. gëmuloo ni lii ñuy def comme stratégie yëpp jar na ko quoi. ok loolu c'est question bu am solo la parce que feebar bi am na gëm nañ ko gëm nañ ni am na du ma ne am na sax quoi parce que je l'ai pas vu moi mais gëm naa ni am na. mais ni ñuy véhiculer information bi ni ñu koy doxalee ni ñuy gérer feebar bi gëm naa ni c'est faux. ah bon waaw lan moo ci faux. parce que bëri na ay information yu dul jeex yoo xam ne ñu ngi génn état bi day xëy wax benn information les concernés direct génn démentir ko loolu xanaa xamoo loolu su dee benn information lu mu ndaw dafa waroon jaral état su fekkee mu ngi ci dëgg. dafa waroon jaral état mu ñëwaat ci dossier boobu. état su gëmee ni moom mu ngi ci dëgg. mais Omar Sarr pour man problème mu existence ou non pandémie bi. pour man loolu ça devait être banal quoi parce que non seulement gis nañ ñu xam Pape Diouf gis nga États-Unis gis nga France gis nga feneen ak feneen. donc boo toogee di remettre en cause l'existence même. de la pandémie man daf may jaaxal mënoon nga ne nag peut-être li ñu teg comme mesure d'accord ci. mënoon nañ def nii au lieu de nii mais l'existence coronavirus. loolu man ku koy remettre en cause. non nee naa la gëm naa nee naa la. déjà 32e mort tey ci Sénégal. d'accord loolu la ñu wax. mais gëm naa ni am na. mais dama ne la liñ ci laxas dafa bëri te bokku si te loolu moo terroriser nit ñi en fait li nekk si ginnaaw pandémie bi moo gën a sonal nit ñi sax que pandémie bi. te loolu moo baaxul. mais c'est-à-dire surmédiatisation boobu noonu daf la tiital quoi yow. surmédiatisation bi mais ba pare ni ñu terroriser nit ñi
mais parce que daf ko non jaru ko. tey jii nii bon boo gisee te dinaa la ci interpeller directement sax mooy bi mbas mi ñëwee Sénégal lu fi jafe muy am dynamique unitaire nga gis ay politiciens syndicalistes mouvement société civile gars yu bëri dem wuy ji président ñu jox ko loxo doon benn say am benn ennemi commun pour une fois man de ci li ma jot a fekkee. Sénégal ci boobu la soogee am dynamique unitaire pour combattre benn mbir alors loolu noonu boo ko gisee. yéen en tant que mouvement personnellement dama leen sentirul ci xeex bi parce que bon gisuma leen ci sensibilisation yi gisuma leen président di recevoir na activistes yi recevoir na la voilà lu waral mutisme boobu xam nga dynamisme unitaire bi nga wax noonu échec total dynamique unitaire boobu échec total la parce que loo gis day am base ay millions de soldats xoolal ay millions de soldats suñu demoon di guerre ak 10 personnes te amuñu organisation amuñu base amuñu patriotisme wala crédibilité amul ci diggante kii ak kële duñu gagné xeex bi te gars yi problème bi mooy ñoom amuñu base parce que Macky Sall la ñu def base bi ku am sa xalaat koo koy joxi ji Macky Sall ku am looy wax koo koy waxi ji Macky Sall ku am xaalis koo koy joxi ji Macky Sall ku am ay moyens koo koy joxi ji Macky Sall te Macky Sall boobu noonu moom moo fi def lim fi def depuis ay at c'est le même Macky Sall il n'a pas changé il n'a jamais changé. mais tey jii nii bu la wooyee ci loo xamante ne c'est une question d'enjeu national. waaw loolu du nitu Macky Sall. may la mais le principe ak ñi nga xamante ne moom mooy askanu Sénégal ñoom ñoo. Macky Sall woote woon na si lu ëppoon importance lii. oui si loo xamante ni nii si la nit ñi gënoon mën a taxaw booloo jàppoo pour développer seen réew te nit ñi wuy wuñ leen ñu bëri wuy wuñ ko. lan moo taxoon wuyuñ ko parce que dañ ni kii amul crédibilité dañ ni kii amul kàddu su la waxee dara du ko def wala daf lay woo rek pour nga ñëw palais après pour moom mu mettre la au frigo yooyu yëpp gis nañ ko fi gis nañ fi ce qui s'est passé entre lui et Ablaye Wade léegi le même scénario moom moo ñëwaat entre lui Sonko ak Idrissa Seck. kon da nga jàpp ne ay deal la quoi ay deal la yooyu ay deal la rek léegi je m'explique. Sénégal fi mu gën a soxlaa. xam-xamu politiciens yi wala xam-xamu nit ñi nekk ci société bi mooy bi ñu demee ba xam ni réew mi doxatul réew mi dafa lafañ ñëpp dem ba comprendre ni dara doxatul léegi il faut que ñu booloo waxtaan ku nekk indi sa xalaat ñu xool nan la ñuy def ba doxal suñu réew loolu mooy dialogue politique bi ak dialogue social bi. foofu lañ soxla woon nit ñi foofu lañ soxla woon mouvement yi foofu lañ soxla woon politiciens yi foofu lañ soxla woon xalaatu ñëpp pour Macky Sall jël ko mën a recevoir xalaatu ñëpp pour doxal réew mi te foofu defu ko. wala bi mu ko defee nit ñi fekk si wuñ est-ce que jar na par exemple. waaw bàyyil maa ngi ñëw xam nga nit ñi fekk si wuñ ko parce que dañ ni kii ñuy dem di joxe ji suñu kàddu jaru ko parce que suñu kàddu bi daf koy sànni ci mbalit bi léegi nag ñu ñëwaat ba si Covid 19 nga xam ne nii ñañ fa soxla seen xalaat en grande majorité mooy les médecins dama koy wax les guérisseurs traditionnels mais aussi les guérisseurs religieuses les chefs religieuses ñett ñooñu ñoo waroon xeex Covid 19 bi parce que. sëriñ bi nga xam ne ni jàng na alxuraan dina ko wan loo xamante ne nii su ko ñaanee yàlla dina ko dimbali aaral ko njabootam ci feebar bi am na guérisseurs traditionnels yoo xam ne nii am nañ ay reen am nañ ay nangam suñu la ko joxee. ñooñu tamit recevoir leen ministère bi loolu moo mujjee barki démb la. waaw te xoolal joxuñ ko sax crédit xamal tax ñu def ko. dañ ko def noonu pour xaw a wàññi wax ji. mais xam nga lu tax defuñu ko. mais est-ce que efficace. xam nga lu tax defuñu ko officiellement ba mu gën a maanaam envergure. parce que dañoo ragal OMS. dañoo parce que loolu bokkul ci convention organisation mondiale de la santé. te organisation mondiale de la santé amul intérêt pour ñun ñu découvrir li faj Covid 19 bi. on a l'exemple de Madagascar. si est-ce que justification la pour ngeen absent ci xeex bi maanaam sensibilisation. ok mën naa ñëw foofu affaire yi waaw. ok ñun on n'est pas absent ñun ñu ngi liggéey xam nga problème bi lan la mooy ki nga xamante ni muy biir këram di liggéey ki dem ci mbedd bi di liggéey ak ki dem ci télé bi di liggéey ñëpp a ngi liggéey mais ku nekk da nga am sa champ d'action ñun suñu champ d'action fi mu yem ñu ngi foofu te ñu ngi koy gérer maanaam ñi nga xamante ni mën nañoo wax ak ñoom mën nañ leen sensibiliser mën nañ liggéeyandoo ak ñoom pour ñu xool na la ñu kii affaire bi stable. su fekkee da nga bëgg nag dem ci pëccoxoo bi ci médias yi ñu lay dégg présidence et tout il faut nga dem collaborer ji ak politiciens yi parce que politiciens yi ñoom ñoo jël xeex bi ak moo ko malheureusement te ñun du ñu collaborer ak politiciens yi rawatina Macky Sall. ñun ñoo dul jël suñu xalaat ak suñu xam-xam ak suñu ay moyens ak suñu coono dem di seeti Macky Sall pour di ko joxe suñu xalaat parce que amul crédibilité si ñun
doyuñu. mais crédibilité weesuwul tamit askan wi jox la sa seen baat. non loolu du crédibilité loolu du crédibilité. loolu day humain du statut boo xam ne dañ la koy coller déedéet du benn. c'est-à-dire que le suffrage universel du crédibilité selon nit. non crédibilité suñ ko waxee rek nit moo tax ñuy wax institution taxul ñuy wax nit mooy am crédibilité ba kii nga gëm gis ko wóolu ko gëm ko xam ne lu mu la wax gëm na ko te da siy dox du la tendre piège du la dugal si lii wala si lële. mais fi mu toll nii bu ma la fàttalee un peu bilan bi dépassé nañ ñi nga xamante ne infecté nañ ci coronavirus dépassé na 2500 di dem tey 32e décès démb 14 cas communautaires c'est-à-dire que bu ñu tolloo ci situation yooyu noonu est-ce que des débats de personnes Macky Sall Massamba Mademba est-ce que dafa war a tëj absorber li nga xamante ne moom mooy l'intérêt vital de la nation muy Sénégal ak sénégalais yi quoi ñoom. li nga wax dafa am solo léegi nag. ci loolu la politiciens sénégalais yi war a tiit ñoom dañu war a tiit parce que situation bii ñu nekk wala situation bii ñu jëm ñoom ñooy responsable parce que ñoom ñoo jël xeexu corona bi daal di koy aakimoo ni ñoom ñoo koy xeex xaw ma ana kañ la politicien di xeex feebar loolu mooy ba pare nag ñu dugal ci lu ci bokkul ba ñoom secret yi ñu dévoiler leen léegi instant bi nii amul benn sénégalais tey booy jàkkaar lool muy la am na confiance ci chiffres yi ko Abdoulaye Diouf Sarr di jox chaque jour gars yi amatuñ ci confiance. léegi nag le fait que amatuñ ci confiance moom mooy distraire xeex bi moom mooy tax sax nit ñi dootuñu sawar si. mais Zik xam nga xeex bi dafa compliqué. coronavirus. da ngay nekk ci front santé maanaam médecins yi ñoom professeur Moussa Seydi et cetera mais da nga nekkaale ci beneen front social parce que xeexu coronavirus dëgg-dëgg bañ mu law la. ci loolu ay mesures de confinement. couvre-feu état d'urgence yooyu yëpp looloo ko tax a ñëw donc day àndaale crise sociale mais day àndaale crise économique aussi. alors bu dee loolu noonu yëpp front yooyu yëpp du professeur Moussa Seydi moom mooy dem di distribuer ceeb du professeur Abdoulaye Bousso moom mooy dem di xool naka la ñuy jox masque ak nangam yooyu ay front social la. te loolu noonu nag moom moo ci impliqué les politiciens. alors loolu impliqué ci politiciens yi impliqué ci société civile est-ce que waru leen ci woon impliqué. loolu laa bëgg a wax non duñ ci impliqué xam nga lu tax. gis nga Macky Sall su fekkoon ni dafa bëggoon daal di rendre stable le système économique ba nga xam ni du ñu am crise économique lu yomb lay doon te moom am na technique yi dina ko def ku nekk jot ci li nga war a jot ku nekk stable toog sa kër di añ di reer di ndékki te xoolal coowu politique du ci dugg coowu marché bi kii du ci dugg coowu lële du ci dugg parce que il l'a fait moom suy def ay campagne électorale mais partout dans le Sénégal dafay séddale ay xaalis ak ay t-shirt ak ay lu nekk te du am coow. waaw loolu moom dëgg la du am coow te du moom kese tamit politiciens yeneen yëpp kii parce que ñoom au fait ñoom xam nga gouvernement su fekkee teguwul si yoon wala amul légitimité wala su fekkee ni amul popularité day bëgg tout le temps di dugal nit ñi si ay débat d'opinion di créer benn scandale pour nit ñi nekk si di coow suba guddi ak bëccëg pour ñoom ñu dem nekk si leneen parce que ñoom seen bopp moo leen intéressé ñoom politiciens yi au fait ñoom li ñuy jóg di def nii yëpp defuñu ko pour population bi ñun bu ñu nax suñu bopp ñii gëmuñu faalewuñu te amul lenn si ñoom ak seeni ay njaboot yoo xamante ni ñoom ñu ngi ko dépendre si réew mi. mais c'est que seen avenir dépendre ruñ ko seen réew mi seen wér-gu-yaram dépendre ruñ ko si réew mi seen njàngi doom yi dépendre ruñ ko si réew mi ñoom dañoo nekk fii rek parce que dañ fi am ay privilèges dañ fi am ay ndongol tànk parce que ma dugal benn wax bu ma metti boo xam ne maa ngi koy wax depuis des années Omar Youm moo ko tax a wax ko. mu ni nous préparons deux mandats pour le président et un mandat à l'ONU. au fait loolu mooy war ni ñoom loolu mooy seen objectif léegi nag comme ñoom mandat ONU bi mooy seen objectif xam nga bii am nañ ko ba pare léegi kon ci bii nii au lieu que ñu exercer. maanaam Macky Sall nekk secrétaire général Nations Unies. loolu lañ bëgg en tout cas mais au lieu ñu exercer pour doxalal réew mi. non dañuy xool nan la ñuy def ba am profil bu baax pour ONU ñu am fa place bu baax neex waa communauté internationale. léegi nag loolu moo yóbbu Sénégal ci guuta bi ñu nekk nii. moo tax le Sénégal n'existe pas c'est la France qui existe on est la France. loolu la ñuy xeex depuis des années dañoo wax ba sonn. ok mais Omar Sarr boo xoolee bon mesures yi nga xamante ne président Macky Sall njëkk na ko jël xëy na dem na ba 2 mois de pandémie ñu ne nañ revoiraat la stratégie ci noonu ñu alléger couvre-feu bi xaw a wàññi assouplir mesure état d'urgence bi ne élèves yi le 2 mën ngeen dem ñi nekk en classe d'examen mën nañ dem ubbi école yi jumaa yi tijji jàkka yi tijji naka nga apprécier mesures yooyu noonu d'assouplissement. merci gis nga allégé boobu mu allégé mesures yi moom mooy confirmer li ma doon wax tout à l'heure loolu mooy wan ni ñoom dañoo yàkkamte woon décision yi ba pare décision yi ñu jël baaxul
parce que su fekkee ni décision yi baax na su fekkee ni information yi ñuy joxe ministère baax na 2800 contaminés su fekkee ni loolu baax na kon du ubbi école yi du ubbi jumaa yi du ubbi waat marché yi donc kon ñoom ñoo remettre en question ñoom seeni ay kàddu c'est ça nañ ko réfléchir foofu parce que ñoom xam nañ ne affaire bi danger la xam nañ ne affaire bi day rey kon ñoom ni ñu koy waxee noonu su fekkoon ni noonu la exister du ñu alléger mesures yi loolu mooy un. Deuxièmement à chaque fois bis bu Macky Sall jëlee ay décisions yu jëm ci wàllu diine na xam ni lii du ay décision am te yàgg-yàgg dina si dellu ginnaaw. parce que Baye Niass dama koy wax mu ni Baye Niass waxoon na ni Senghor jamono ñi Senghor ni day def couvre-feu day tëj jumaa yi Baye Niass ni ko nag mën nga ñu jiite ci république bi mais ci wàllu diine doo ñu mës a décider te Macky Sall nag dafa commencé di avancer ci côté boobu noonu di jël ay décisions yoo xam ne nii suñu wàllu diine la jël moom mu siy décider. moo waral toujours da ciy dellu ginnaaw parce que il prend de mauvaises décisions allant dans ce sens. mais tey boo xoolee am na yenn surtout ay kilifa diine sax biñ tijjee jumaay tëjaat nañ ko. Tivaouane mosquée Omarienne Thierno Madani Tall yeneen ak yeneen. donc est-ce que jàppoo ne danger wu bon dafa subir pression. pour dindi ko mais danger est toujours là boo xoolee communiqué démb xalif général des Tidianes nee na virus bi ngi fi danger la ba léegi korité na ñëpp pour jullee seen kër. loolu. moom laay déplorer waat ci politique bi ñu politiser xeexu Covid 19 bi. parce que xam ngeen politiciens yi du ñu bàyyi. ñoom sont des laïcs sont des républicains. ñoom nu ñu mën a def rek ba doxal seen i affaire baax. mais c'est justement li nga wax sax loolu la. ce sont des laïcs donc l'État est laïque. donc pourquoi malheureusement ngay imposer des mesures religieuses. léegi lan moo tax may la loolu laa ciy déplorer mooy après politique day dugaat ci suuf parce que chefs religieux yi ñu si bëri ils sont en contact direct avec des politiciens. te chefs religieux yi ñoom dañuy nekk ay nit yu maandu yow soo ñëwee ñëw jox leen benn information seen naa moom lu mu digle sa moroomu jullit su ñëwee wax la benn affaire. da nga ko leerlu fekk mosoo dégg ci moom safaan. waaw mais fata ba yéen wun leerlu ko amal si moom rafet njort boobu la leen politiciens yi di naxee li yow ki nga xam ne ni moom moo jëli woon ay information ñëw jox la ay information ni la nañu tëj jàkka yi parce que j'ai reçu des informations yoo xam ne ni jar nañu tëj jàkka yi. kooku su fekkee jox nga ko crédibilité bis bu demee ba jëlaat ay yeneen information ñëwaat ni la jot naa ay yeneen information nañ tijji jàkka yi kon xanaa war ngaa mën a tijji jàkka loolu mooy un. deuxièmement bi léegi gars yi ci épidémie lañ jugee ñu ñëw ci pandémie léegi nee nañ ñu ngi ci endémie waa OMS ñoo ko wax endémie mooy feebar boo xam ne du fi jóg. wala su fi jóg des centaines d'années comme Sibiru wala comme leneen ak leneen léegi nee nañ Covid 19 bi léegi endémie la. moo tax ma comme apprendre à vivre avec le virus. léegi comme endémie la. léegi tëj nañ jumaa yi te endémie la kon dañuy tëj jumaa yi abadan xanaa loolu lañ bëgg a wax. léegi il faut que ma wax ko chef religieux yi ni leen samay sëriñ lañ man taalibe sëñ Babacar Sy laa taalibe sëriñ Cheikh laa. dëgg la mais dañ leen di wax ni leen feebar bi léegi nekkatul épidémie nekkatul feebar bu fi nekk te du fi jóg te di fi jóg feebar bi day continuer. comme day continuer nag ñun mënuñoo continuer tëj jumaa yi ba abadan suñu demee lan la ñuy wax yàlla nañu ubbi jumaa yi su fekkee ni feebar bii moom moo war a tukkil àdduna au moins période bi àdduna bi di tukki dina fekk ñu ngi dem jumaa ñu ngi dem jàkka ñu ngi jaamu yàlla ni mu waree. moo gën ñu tëju bañ a jaamu yàlla ni mu waree ba àdduna bi tukki léegi suñu demee ban compte rendu la ñuy jox suñu borom. mais sa xarit loolu yóbbu na ko prison encore une fois ak. une santé vraiment relative quoi muy Karim Xurum Xaq ñu ngi koy ñaanal yàlla mu génn foofu noonu mu nekk mais naka nga jàngatee loolu c'est-à-dire que état bi fawul avec ces mesures yi nga xamante ne moom la jël donc mu am nu mu waxee génn leen ñu dem julli ji xaw ma fan et cetera kii boobu noonu c'est-à-dire attitude va-t-en-guerre boobu noonu te dañ koy seetlu à chaque fois ci Karim Xurum Xaq dañ koy seetlu ci activiste yu bëri parfois dañuy demee noo xamante ne xëy na ñoom ñooy kii yow te boo xoolee Karim bu yàggul recevoir ay intervention chirurgicale ak yooyu noonu. naka nga apprécier situation boobu ak seen soutien ci moom naka la demee. Karim j'apprécie d'abord son engagement parce que on a sillonné presque 7 ans ou 8 ans ensemble xam naa ko ci engagement ci patriotisme ci bëgg réewam mais ñun activistes yi xam nga lu ñu gën a sonal suñu amul maîtrise en soi rek. gars yi dañuy ubbil kàmb ñu daanu si parce que am na loo xam ne ni day arrivé da lay métti la mais soo nee damay jóg arraché ko léegi rek da ngay daanu parce que avant Karim di def vidéo boobu ñun def nañ live Facebook suñu compte. On a déploré ça on a demandé à ce que les mosquées soient ouvertes on a demandé à ce que Macky Sall mu joxaat chefs religieux yi seen pouvoir mais on l'a fait avec la manière
donc Karim même objectif bi ñun ñoo bokk même objectif bi mooy lu ñu bëgg mooy nañu ubbi jumaa yi nañ ñu bàyyi ñu jaamu ji yàlla feebar bi suñu waree yóbbu nañu yóbbu mais feebar bi moom ñun ragal feebar bi wulul mën a tax ñu bàyyi suñu diine mais après bi mu waxee ci biir ay kàddoom gars yi gis nañ ni jël na ay kàddu yoo xamante ni c'est discours toi wala lu mu mën a doon. après ñu wax aussi tamit parfois nañuy xool responsabilité léegi man nag personnellement c'est-à-dire kàddu yooyu noonu man du ma wax kàddu yooyu wala su ma koy wax dama koy rëccile mais période bi ñu toll nii dafa nekkul période boo xamante nii dañoo soxla état buy ñëw di jàpp ay nit. mais bu ñu nee couvre-feu état d'urgence c'est-à-dire que dañoo restreindre les libertés. loolu moom mooy état d'urgence. ñu réduire liberté yi. du lu la neex ngay waxee du fu la neex ngay génn. mais n'est-ce pas ils ont demandé la collaboration de la population. mais justement. non nit nag bu ko laaj collaboration ba pare nga collaborer ak nga opposé wu ci li ñuy def bokkul. non mais gi nga mu ko yàgg di wax ñun dañu soxla état boo xam ne nii day juboo ak population état boo xam ne day waxtaan ay day ramener sax ay population état dafa war am ay sociologue yoo xam ne nii suñu gisee benn nit bu tegu si benn yoon sax ñu xam ne kii ñu boole ko kooku sax muy dem di waxtaan ak moom parce que ñoom ñooy état. ñoom ñooy le pouvoir absolu nee nañ. ñoom kay war nañoo mën a raisonner nit ñi su fekkee ni li ñuy wax dëgg la mais non du question seen arme rek toujours la ñu war a jël pour redresser nit ñi non loolu mooy dernier recours mooy jël nit garde à vue tëj ko juger ko loolu moo war am nekk dernier recours pour un état normal. malheureusement on n'a pas un état normal moo tax nii lay demee. mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi dalal Omar Sarr di coordonnateur mouvement Nitu Dëgg mu ñëw fi tey ci coin des activistes Omar Sarr tey bu ma la bëggee interroger directement ci ni ngeen di doxalee parce que man dama seetlu combat yi nga xamante ne ñëpp ci àndandoo surtout activistes yi aar lu ñu bokk ñoo lank et cetera doo ci mës a gis Nitu Dëgg. waaye boo ñëwee gis ay combat yoo xamante ne kenn du laal ay terrorisme booy nga gis waa Nitu Dëgg taxaw ci kalam yenn xew bi mais loolu nu mu demee noonu ci foo leen jëlee yooyu idéologie quoi. ok merci Pa Moussa xoolal léegi rek laay seetaan benn vidéo maam Abdoulaye Sy Dabakh muy wax ni yàlla nee na jamono ju nekk lu jamono ji pëccoo lu jamono ji jaxasoo lu nit ñi lu ñu bon dina fa am ay pion yoo xamante ni dinañ fa nekk. di ko taxawal te lépp lu ñuy def ñu koy def pour teg ko ci dëgg kese ñun nag ci taxawaay boobu la ñu bëgg a nekk ànd seeg suñu imaam yi waa ànd Sàmm Jikko ñoom professeur Babacar Mbuub Cheikh Omar Diagne ñoom imaam Fallou Lo ñoom sëñ Adama Mbuub ñoom imaam Makhtar Sarr et cetera au fait dañoo wax nitu dëgg pour la restauration des valeurs nitu dëgg pour la défense de l'islam loolu dafa nekk ñaar suñu credo yoo xam ne ni moo ñu gën a intéressé. ba tax ku jiñ terrorisme nga taxaw ci kanam. su fekkee ni xam nañ ni lii complot la contre la religion parce que xam nañ ni opinion internationale bi fi mu toll nii lenn rek mooy seen problème sëñ Cheikh Fall mu ngi koy wax la fois passée mu ni xeex diine l'islam moo leen teree nelaw léegi nag nu ñuy def ba jëlee fi diine l'islam moom mooy seen objectif léegi nag ñun nitu dëgg ñun nu ñuy def ba défendre diine l'islam ba. pousse bi nga xamante ni ñoom maam Borom Touba ñoom maam El Hadj Malick ñoom maam Baye Niass dénkoon nañu ko mu bañ a réer ci suñu ay loxo ñun génération bi te su réeree suñu ay loxo les générations qui viendront après nous ñoom dinañ ñu mere parce que dinañ xam ni ñun affaire bi moomuñu ko te réeral nañ ko. mais loolu dina jafe de Omar Sarr. mais xoolal c'est un combat qu'on doit gagner et qu'on va gagner xam nga lan moo tax. parce que nous sommes avec Dieu nous sommes des partisans de Dieu 313 lañu woon non saxaaba yi doon dem xare ba dara mais ñoom ñoo gagné parce que dañ koo gëm ba pare xam ni ñoom yàlla la ñu àndal. mais jamono ak jamono ji fi mu toog conspiration internationale. ok si loolu laa président Macky Sall di woote nouvel ordre mondial. yooyu vous imaginez léegi nag soo conceptualiser combat Covid 19 bi. ak nouvel ordre mondial boobu Macky Sall di annoncé te mu jëlee ko si Macron après sa xel day tey. parce que nouvel ordre mondial mooy ñoom franc-maçon yi dañoo boole ni léegi dañoo bëgg benn kàddu mooy am ci àdduna bi te ñoom ñoo koy joxe léegi nag dañu bëgg jaar à travers Covid 19 bi pour ni feebar bu bees ñëw na fi ñun ñëpp par force ñooy bokk nañ koy xeexee loolu musul am ci àdduna feebar boo xam ni dañu lay imposer nii la nii nga koy xeexee kii ñu imposer ko nii nga koy xeexee lan moo tax ñu bëgg leen ko imposer lan moo tax ñu bëgg a déployer ay moyens yu bëri pour ni na ñëpp bokk ni ñuy xeexee Covid 19 bi parce que dañoo bëgg tester seen bopp pour xool est-ce que ñoom seen doole fi ñu koy natt
egg nañ fa su fekkee egg nañ fa nag après feebar bi rek ñoom dañuy déclarer seen nouvel ordre mondial boobu noonu su leen neexee sax dañuy changer xibla bi ñu ni mosquée yi jàkkaarloo woon penk yëpp nañ leen toj nañu wëlbatiku vers Israël lu leen neex dañ koy wax après. mais boo xoolee yooyu léegi loolu noonu soo ko indiwaatee fii Sénégal xam nga Macky Sall moom seen partisan la. parce que la ñu wax moom loolu lay wax. yaa ngi dégg léegi nag soo ko indee fi Sénégal xoolal est-ce que Macky Sall deful démonstration de force au Sénégal ces 2 derniers mois def na démonstration de force et il a réussi loolu nag ku ci tiitul est-ce que démonstration de force la tamit est-ce que du force démonstration de force la te loolu ku ci tiitul ah yow xamal ni tu n'as pas compris démonstration de force bi Macky Sall fexe na ba wan Sénégalais yëpp ni leen man ak samay force de l'ordre mën naa leen a neutraliser kenn du jóge fa mu nekk te la ma décider moom ngeen di def donte àndu ngeen si wala sax kenn du wax léegi loolu il a réussi da ngay woor ba ngoon sax bëgg a génn jëndi reer doo jënd reer da ngay nekk fii Pape Barham fii la nekk jabaram am doom Kaolack mënul dem sax tuddi ji doomam et cetera léegi nag démonstration de force bi réussir nañ ko léegi bu ñu ko réussir ci àdduna bi rek ñoom dañuy suñu diine yi dañuy changer ah. dañuy wax ni bu kenn noddati ci kaw xam nga am na ay temps Abdoulaye Daouda Diallo bi muy nekk ministre de l'intérieur génne woon na fi arrêté mu ni kuy def construction mosquée da nga koy ñaan autorisation. mais loolu yoon construction tamit yow xam nga construction non su dee construction. du ministère de l'intérieur ngay ñaan autorisation. mairie nga koy ñaan effectivement waaw. ministère de l'intérieur c'est parce que mosquée yi la ciblé mosquée yi moo koy déranger suñu jógee ci loolu dañuy wax ni rajo kuy noddu fajar da ngay ñaan autorisation. wala ñuy la ki nekk sa wet da nga koy yee. waaw mais est-ce que du. loolu mooy taal réew mi apologie au terrorisme c'est-à-dire que dëkk yi terrorisme explose yëpp liberté d'expression torop bu ñu jox imam yi jumaay ba ñu dem ba parfois ñu radicaliser wu et cetera quoi. c'est-à-dire que si ay xeetu mbir la yoo xamante ne foog naa ne muy nitu dëgg boo leen ciy dugg est-ce que dina am benn gëstu bu profond bu waral lan moo waral combat yii nii lan moo waral mesures yi wala nga xool ay problème homosexuel LGBT dañ leen ciy gis souvent ngeen di lakk yére Wally Seck c'est-à-dire que yéen da ngeen sadik dañoo sadik ñun dañoo dee te dañoo dëgër bopp ci li ñu taxaw nii te duñ ci jógee gis nga liberté d'expression bi nga njëkk a wax noonu moom la ñu analyser ba mu war a may ñu noddu ci jàkka ji parce que liberté d'expression boobu moo permettre Macky Sall mu dem ni je suis Charlie parce que ki ñu rayoon foofu noonu en France parce que da doon saaga Seydina Mohamed ñu ray ko Macky Sall dem ni am na droit wax ko il je suis Charlie donc kon ñun tamit war nañoo am liberté d'expression parce que xam nga loo gis base la ngëm-ngëm ñun dañoo gëm ni yàlla moo ñu créé moo ñu jox ay digal ay dogme mu ne ñu lii mooy religion bi lii ak lii ngeen war a def loolu la ñu gëm loolu la ñuy def ni ku gëm leneen defal leneen mais bul ñu bàyyi bul ñu teree def lu ñu gëm loolu mooy problème bi léegi nag ku mel ni Bill Gates par exemple gëmul ni yàlla moom àdduna bi gëmul ni yàlla mooy sàmm ñi nekk ci àdduna bi moom dafa gëm ni moom mooy le plus grand milliardaire moom moo war a décider pour nit ñi mu jékki-jékki toog créer ay symposium créer ay conférence ni àdduna bi dafa bëri ay nit il faut qu'on pense à la réduction de la population mondiale surtout en Afrique léegi mu bëgg ñu fee indil ay vaccin ak ay lu nekk pour rey lu ñu ba pare Macky Sall xoolal jox ko sans validation ministre Abdoulaye Diouf Sarr jox ko sans validation léegi jox nañ confiance Bill Gates te Bill Gates àdduna bi yëpp même aux États-Unis ñu ngi fay defar ay pétitions contre Bill Gates même aux États-Unis waaw ñun suñu réew ñun jox nañ confiance Bill Gates. léegi nous allons combattre cela. vous allez combattre cela loolu lu leer la parce que yàgg nañ leen di gis ci xeetu ay combat mais Omar Sarr temps bi mu ngi ñuy njatt te bëggoon naa xam c'est quoi le problème de nitu dëgg su amee ay combat d'envergure nationale comme pétrole bi hausse de l'électricité nga gis mouvement yëpp def benn say nekk ñoo lank nekk aar li ñu bokk wala dara yéen ngeen bañ quoi. lan moo tax loolu da ngeen xeeb gars yi wala ngeen ànd ak ñoom wala lan la. loolu c'est important parce que ñun xeex bii nii ñun ñoo ko njëkk a commencé de xeexu hausse des prix et tout ñun ñoo ko njëkk a commencé ñoo def fii benn sitting place de l'Obélisque ca nawet ba jour boobu day taw nit ñi ñëwuñ dañoo def sax live vidéo pour eggale suñu sitting après la ay collectif yooyu juddu mais problème bi mooy lan ñun kenn gënuñoo bëgg suñu réew gënuñoo bëgg réew mi avancer réew mi développer réew mi am économie bu baax kenn gënuñu koo bëgg mais nag dañ ni ñun suñu ay principe duñu ko wàcc suñu ay principe mooy ñun duñu ànd ak n'importe qui ku ñu wóoluwul duñu ànd ak yow. ñan nga wóoluwul. ñu bëri ñu fi nekk ci pëccoxoo bi ci wax ju bëri ji ay yaana maar ak ay yenn politiciens yeeg yenn activistes yi ñu si bëri ñun duñu ànd ak ñoom. parce que seen crédibilité doyuñu gis nañ leen jàpp nañ leen la main dans le sac xam nañ ni ñii ils collaborent avec les lobbies franc-maçonniques ñii lu ñu am ci politiciens yi la ñuy wër
xoolal l'exemple de Y'en a marre par exemple ñoom dañoo àndoon au niveau de ñoo lànk ñii dañuy xeex ñu dem ba Macky Sall wala recevoir activistes yi ah ñoom ñu rocceeku ñoom kese ñoom ñu dem ñu recevoir leen loolu trahison. si mais est-ce que noonu la demee est-ce que amuñu ñu délégué rek. lan waa Y'en a marre ñoo dem ci turu Y'en a marre lañ dem. non est-ce que kon du Y'en a marre lañ convoqué. ah est-ce que du. non même bu ñu convoqué Y'en a marre waroon na mën a contextualiser affaire bi. ay aar lu nu bokk ay ñoo lank est-ce que yooyu noonu c'est formel quoi. est-ce que collectif yooyu nag jamono yooyu nag collectif la rek quoi gars yi dajaloo rek mais amuñ këyit amuñ benn reconnaissance aussi état mënu leen woo. 6 mois yooyu yëpp Y'en a marre existé wul. non c'est moo existé sur le papier. parce que état buy convoqué effectivement ay ñoo lank ak yooyu noonu état lii nga xamante ne loolu la yor comme base. loolu lay mën a kii parce que xoolal ku mel ni Guy Marius Sagna état day éviter pour moom mu dem collaborer ji par exemple dem waxtaan ak Macky Sall pour Macky Sall jox ko honneur jox ko respect déglu ko. non parce que c'est un ennemi juré de la France. non parce que dañ naan France dégage la état bi recevoir quoi. léegi nag kon loolu moo lay wan ni kon sélection boobu état bi doon def sax dafa am ay calcul yu si nekkoon te ñun calculu politiciens yooyu moo tax ñun on a rejeté complètement leur collaboration parce que ñoom lépp lu ñuy def dañuy calculer lan moo leen si arrangé ak lu leen si arrangé mais du ñu xool lan mooy dëgg bi gis nga nit da ngay dëggu. sooy convoqué su fekkee da ngay convoqué nit ñi pour jox la seen xalaat bul ni noo kee damaa xuloog moom wala kee dafa xuloog France du ma ko convoqué loolu c'est pas sérieux loolu moo lay wax ni ils gouvernent pour la France ils ne sont pas là pour nous allons continuer à combattre parce que ñun nitu dëgg ñun dañoo parewuñu sax pour abandonner xeex bi parce que au fait ñun dañoo yërëm suñu sët yi war a ñëwaat te il faut qu'on se batte même bu fekkee dañu war a rey sax après ñoom suñu ñëwee dinañ ñu honorer mais suñu xool on croise les bras comme ça ñu toog ci clim yi nekk ci kër yu neex di dawal oto yi après ñun ñu dee bàyyi fi li mu fi am suñu njaboot yi ñëw du ñu xam diine république la ñuy xam ak laïcité. doy na waar en tout cas combat la bu noble Omar Sarr temps bi mu ngi ñuy xooj benn minute moo ma desee daanaka te bëggoon naa ñu aborder benn affaire Abdou Karim Gueye xulum xaq dañ ne da ngeen ko dàq ci mouvement nitu dëgg te ku ne xam na engagement am comme ni nga ko saluer léegi nii est-ce que jotul ngeen dépasser tous ces clivages là te yéen ñi nga xamante ne bokk ngeen idéologie ak principe yu dëgër yooyu noonu ngeen mën a booloo pour combat bi gën a mën a kii parce que booy taxaw di ma wax ay lobby maçonnique di ma wax l'Occident c'est-à-dire que loolu du lu ndaw donc kon du benn Omar Sarr mooy def échappée solitaire wala benn loup solitaire bu mel ni Cheikhul Khadim Lo mooy taxaw pour mën a daan loolu mbooloo la laaj est-ce que gisoo leen ne tey Karim war na ñëwaat seen biir ngeen wax ñun loolu nitu dëgg ñun amuñ ci problème parce que ñun amuñu problème mu personne problème mu principe la ñu am nitu dëgg bi koo mën a doon ci àdduna bi ak noo mën a toll yow principe yi na nga ko respecter rek nitu dëgg bi ñun noonu la ñuy doxee ñun mosuñu exclure une collaboration avec Karim mais dañoo am suñuy principe te moom ci boppam xam na ni ñun du ñu jóg ci principe yooyu ñu taxaw temps yële Babacar Ndiaye maa ngi koy féliciter mu ngi ci doon dox ay tànk jàmm pour xool nan la ñuy def ba gisee Karim nangam moom membre ci mouvement bi la mais xarit la ci Karim Tunkara ñëw na ba seet si ñu. chargé de mission président. waaw ñëw na ba seet si ñu waxtaan ak ñun. ni ñu waa yéen nitu dëgg léegi dama bëgg boobu Cheikh Fall a nga fa woon ñoom Ibrahima Touré yow yaa nga fa woon keneen ak keneen mais yéen nitu dëgg man daal dama bëgg woo Karim woo leen ngeen toog ñu waxtaan ñu xool daal parce que daal yéen a bokk li ngeen di kaas yéen a bokk discours. c'est ça quoi loolu la. yaa ngi dégg. mu wax ñu lool ñu ne ko amuñ problème mu ni est-ce que Tunkara mu ni est-ce que may ngeen ma autorisation ma organiser rendez-vous boobu ñu ne ko y a pas de quoi mu woo Karim wax ko Karim dafa coupé téléphone bi ni ko waaw d'accord am problème boo ma woowee rek pare naa mais dafa coupé téléphone bi ngeen def live vidéo ni Sénégal wax leen Tunkara bu ma woowati. ah parce que Tunkara dafa rejoindre Macky foofu la doon waxee quoi. non mais bu ma woowee téléphone bi une minute après la ngeen def live vidéo bi. non c'est que Tunkara dafa rejoindre Macky délégué ko enfin wala moom mu nekk conseil spécial u Macky. non la moo tax bi mu ko woowee téléphone waxu ko. waaw mais parce que xëy na loolu noonu. moom léegi lan moo ñu dugal ñun nitu dëgg. lan moo ñu dugal ci live vidéo boobu. waaw mais est-ce que ba mu ni ñun su fekkee Tunkara day ñëw di ñu jox xaalis ak yooyu est-ce que contradictoire parce que Tunkara yow wax nga ko léegi doo leen collaborer ak waa Macky Sall. doo leen collaborer ak ay politiciens. te Tunkara fu mu jugee ci cabinet président. c'est pas une collaboration xam nga képp comment ça s'est passé Tunkara moo woo ni ma Omar man la Tunkara dama am benn projet dama war a wër mouvement citoyen activiste yi nekk ci Sénégal yépp recueillir seeni ay idées lan moo leen metti ci réew mi nan lañ bëgg ñu doxalee réew mi après dama koy defal benn genre rapport jox ko président ma ne ko ñëwal su ngeen ñëwee ñu wax la seen xalaat Tunkara ñëw ñu recevoir ko ñu wax ko suñu xalaat te ba mu ñëwee dégg na te la mu dégg si ñun man xam naa ni du ko dégg feneen
du ko dégg feneen. dëgg la donc loolu rek la woon dañ ko doon jaalale suñu message rek. question d'idéologie bu am solo ci mouvement nitu dëgg yegg si nañ à la fin de l'émission di remercier bu baax suñu gan Omar Sarr Zigzag ñu bàyyi la nga def sa dernier mot. waaw di jégalu waa mouvement bi tey xaw naa tàng sax tuuti te gars yi dañ may tere loolu di leen nuyu bu wér ñoom Serigne Cheikh Fall sama professeurs yi ñoom Idi ñoom Oustaz Loum ñoom Mamadou Sy et cetera ñoom Cheikhul Khadim Lo maa ngi leen di jégalu si erreur yi ma def ci communication bi mais di leen wax ni dama ko waxoon ma ni au fait ñun ci li ñu nekk ni ñoo ko choisiral suñu bopp ñun dañuy xëy di liggéey souvent suñu li woowee dañuy bàyyi liggéey bi ñëw nekk si quoi c'est un choix. parce que vidéo Maam Abdou bii rek daf koy confirmer dañoo gëm ni lii mooy le vrai jihad mooy vrai jaamu yàlla bi ñuy jaamu yàlla en dehors de julli yi ak woor yi ak joxe asaka yi et cetera moo tax ñu nekk si mu jaral ñu lu ne c'est notre choix nous l'avons choisi. macha allah kooku la Omar Sarr Zigzag di coordonnateur ci membre mouvement nitu dëgg alors ñi nga xamante ne ñooy suivre le Dakarois 221 on est à terme de l'émission di leen jox rendez-vous aussi le samedi am na ay réaménagement yi nga xamante ne am na ci le coin des activistes léegi ñaari yoon lay am par semaine mardi ak samedi donc le samedi prochain incha allah dinañ dellu si waat ci plateau bii nii waxtaan ak yéen ak beneen activiste bu ñu nar a invité alors d'ici là restez connectés. L'information continue en temps réel sur www.dakarois221.com émission bii ni mën ngeen ko dabuwaat ci suñu chaîne YouTube D221 jërë ngeen jëf. tax ñuy ñaan askan wi ngeen fagaru. ngir jàmmaloo nag ak ki xam ne moom mooy feebar boobu xam ni fu nekk ci àdduna bi ñu ngi fiy gis mu fay faat ay nit. dee leen raxasu balaa ngeen a def quoi que ce soit balaa ngeen a lekk balaa ngeen a nàmpal seen doom wala balaa ngeen a fob seen i doom. ngir moytandiku feebar bii di coronavirus ñu ngi leen ñaan ngeen utiliser produit yii heure boo leen génnee ngeen di utiliser produit bi ci seeni loxo di moytandiku tamit ndaje yi ak di joxe loxo booy wax ak nit ki ngeen moytandiku lu mat ci 1 mètre ak ngeen di déglu conseil bi du ministère de la santé di joxe. jàngoroy coronavirus ñu ngi koy xàmmee ci yaram buy tàng bopp buy métti jafe-jafe nooyi ak sa xët gu bëri ñu ngi ñaan képp koo xam ne gis nga mandarga yi nga dem seeti kër docteur. nanu mbi'u fogole seereer in way leya nuun o jir weekene coronavirus ndigi lares in way leya nuun o moytondoox a paax e jang matukaay fe nuun fo gel antiseptique hydroalcoolisé fa saafu fo moytondoox a paax coronavirus. kanam ku joola kambo ka jikerak le Dakarois 221 radio et di télé ci saafu saaf jaat ministère de la santé di kan manjom groupe de presse ko regem de Dakarois 221 kooku jaalo jaat be ka sensibiliser o di wan manje wala kom e juute jaalum duniye burom yan ko regem coronavirus kankan e juute no manje jaate so fi jaapane yokkeni bare bo jebe kane mu famman wakene manje wito jaabu jommorom no juk température mama be ka rembor wi kun mbanu juk pumera kiya kan mante beri mbay sigire ye kan mante baban manje les poumons ma kan beri nungol nu tay galabe hôpital balay juute fame benene bare po wono sa wala comme coronavirus nungol nu tayayo jaatu pour jaade lu be yaw pour ja banu leñu nungol nu yeken urenya nga gol ngena ya di wono son ma ngel ko gor ko ala ni portable wonu gorwo nungol ne pora to nga sefine mu pass ngena ya sefine annonce na wona ba jeli ci bitiges dano sat nungol ne ko nga won manje wala ko liki dew ye ñak sangu nan ci toile test mo ngom pass ngena ya ja tamper ja e sumute kankane sumute no manje gala kana do mo kane annonçam ni wanu jum jak kunyi la ko di jukeri mama kunyi la kan ko ngam mbam boy jaay marché ka safora ke mo ko no bumbula ka jora fi jonas ko no bumbula mo ko be kane mo no u éviter ya coronavirus ñaani safu sa ben ken palon ku jola kam du ne buro
jàngoroy coronavirus lu am la suñu réew looloo tax ñuy ñaan askan wi ngeen fagaru. fàttali na leen coronavirus lu am la ci Sénégal ngir moytandiku feebar boobu ñu leen di ñaan ñu topp tegtal bi nga xamante ni moom la ministère de la santé joxe. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di bëggee di leen siyaar ginnaaw bi ñu respecté li ministère de la santé santaane mooy moytu rassemblement maanaam ndaje saa su ne nañuy di utiliser lii di saabu ak antiseptique ak gel bu mu mënti doon ngir xeex ak wopp bi di coronavirus. dama leen di xamal ne lii di feebaru coronavirus lu am la ngir jàmmaloo nag ak ki xam ne moom mooy feebar boobu xam ne fu nekk si àdduna bi ñu ngi fiy gis mu fay faat ay nit. dee leen raxasu balaa ngeen a def quoi que ce soit balaa ngeen a lekk balaa ngeen a nàmpal seen doom wala balaa ngeen a fob seen i doom. ngir moytandiku feebar bii di coronavirus ñu ngi leen ñaan ngeen utiliser produit yii heure boo leen génnee ngeen di utiliser produit bi ci seeni loxo di moytandiku tamit ndaje yi ak di joxe loxo booy wax ak nit ki ngeen moytandiku lu mat ci 1 mètre ak ngeen di déglu conseil bi di ministère de la santé di joxe. jàngoroy coronavirus ñu ngi koy xàmmee ci yaram buy tàng bopp buy métti jafe-jafe nooyi ak sa xët gu bëri ñu ngi ñaan képp koo xam ne gis nga màndarga yi nga dem seeti kër docteur. nanu mbi'u fogole seereer in way leya nuun o jir weekene coronavirus ndigi lares in way leya nuun o moytondoox a paax e jang matukaay fe nuun fo gel antiseptique hydroalcoolisé fa saafu fo moytondoox a paax coronavirus. kanam ku joola kambo ka jikerak le Dakar wa 221 radio e di télé ci saafu saaf jaat